mandat est de 5 ans renouvelable une fois. Toutefois, nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Li ma gëm mooy bu ñu ma falaatee, j'ai fait mon second mandat de 5 ans. Il faudra partir. Sunu mandat bi ay bu ñëwee neex. Suñu mandat bi yaay ku ko ñettal ñu xeex, c'est-à-dire ku ñettal mandat bi ñu xeex. président Macky Sall moo la gën a xam ne en tout cas man Souleymane Ndéné Ndiaye ak ñi mel ni man duñ ko encourager à aller vers un 3e mandat xalaatu ko. Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Est-ce qu'il y a place à interprétation? dugg na ci kër gi kenn du wax mandat ci mbedd. Sori Kaba yëkkati ay kaddu ci 3e mandat président de la République loolee waa APR mere ko si ñu xëyit jële ko ca poste directeur des Sénégalais de l'extérieur. Limogeage de Moustapha Diakhaté avec en toile de fond la polémique du 3e mandat. Comment comprendre les nouvelles règles de communication de la majorité? léegi nag ñëpp xam nañ ne am na mandat ah. bu ngeen xoolee image yi c'est en noir et blanc. C'est une vidéo qui date de 1960. vidéo wu INA.fr. INA mooy Institut national des archives de France. donc irréfutable. yéen a ngi gis ni forage u puits pétrole bi bënn na. mais li fan la woon exactement ci Sénégal. Diamniadio. Sénégal dafa am benn particularité ñun dañoo amoon ay raffineries après indépendance. oui te amuñu pétrole. Quelle contradiction. Charrue avant les bœufs. waaw donc ça veut dire que xamoon nañ ni. à l'époque oui am nañ pétrole. que am nañ pétrole. fii c'est les installations de Fortesa à 60 km de Dakar à Gadiaga. Gadiaga ñu ngi fay extraire gaz depuis 74 parce que dama la dégg nga naan toq génnagul. wóor na Serigne Touba fu ma ne am na pétrole bu fa expert ñëwee muy dëgg man ma ñëw barab yi ma xam yi am pétrole yoo xam ne bokkut ak yi expert yi gis fii moo ëpp pétrole Arabie Saoudite. loolu lu ci nit mën parce que pétrole mënoon nañu dund ba àdduna tukki te duñu soxla pétrole mënoon nañu dund ba àdduna tukki te duñu soxla gaz man maa la ko wax xam naa li ma wax lan la. mu neex leen. mu naqadi leen. dañ wax ci pétrole bi ba géex gaz laa la wax. Birahim Seck li mu wax te mu nekk ay fen c'est lâche parce que waxu loolu leer. loolu mooy jaxase xelu nit ñi te li ngay wax ay fen la. fen yooyu waa PDS ñoo koy fen xam nga fen waa ngi nii fen boobu xam nga fen bi mu ngi nii lii moo wane ne fen la. li ma bëgg a wax mooy xam nga dafa ne. bu fekkee ne man li may wax dëgër naa ci naa ko porter plainte def ni ma defoon Ablaye Wade je vais aller dans ce sens-là. da nga koy porter plainte dinaa ko porter plainte li mu wax il faut que mu leeral ko mais damay porter plainte les directeurs de publication. Aliou Sall plainte bi mu yëkkati mais am na effet bu extraordinaire li mu bëggoon am na ko parce que bi nga jotee journaliste bi dafa ni du wax parce que y a une procédure en cours y a pas de plainte en fait. Aliou Sall daal di jël dogal ne kon plainte bi nga xamante ni bëggoon na koo déposé fii ci Sénégal jëm rek ci tuuma yi nga xamante ne nañ ko ci moom kon teg na ko ci suuf. Aliou Sall lu mu wax dëppawul ak dëgg. du ma waxoon day porter plainte kañ nga fi porter plainte. Aliou Sall du ci porter plainte parce que xam na këyit bi. gis nga ngoone kuy wut nit boo dajee Aliou Sall booy bi nga bàyyi ko daje woo nit Aliou Sall fenkat la. Moustapha defaral kàddu yu tuuti rek. non li mu def moo gën a garaaw. Aliou Sall ku ñàkki teggin la. Aliou Sall ku ñàkk worma ci kilifaam la. Aliou Sall ku mën a tooñ la. Une véritable guerre mondiale s'est déclenchée contre cet ennemi commun. Notre pays n'est pas en reste. jéem sama pistolet. ni da nga koy fetal. ni ko bu ma la rëyee. man balaa nga may rey ma rey la. waaw. man balaa nga may rey ma rey la. waaw justement non dégg naa am nga pistolet. bañ a am fital. ma xool. sama fital ngi nii. waaw génneel ñu xool du xaar ku ma rey man. waaw génneel man sama fital ngi nii. fital laa yor dama du xaar ku ma rey. léegi ban kii la ban marque la ban affaire yooyu. ah sa en tout cas P22 laa yor comme ñëpp. ku dugg suma kër ma fetel la man lu leer la man dama leen di wax léegi man ku dugg suma kër je te bute c'est aussi simple que ça.
ku saaga baayam ma saaga sa baay ku saaga ndeyam ma saaga sa ndey waaw am na ñu ko fi jéemoon réglé naa leen. ku wax lu jar ma saaga la dama lay saaga ñu dem bu ñu waree xeex. Sénégal tolloo duñ fu ñu xokkatal ay nit ak di leen tere seen droit loolu kenn du ko nangu su fekkee ne lu jaar yoon la ñun duñu jàdd yoon waaye nag loo xam ne tegul si yoon duñu ko faale duñu ko respecté moo tax bañ a ñëwee alkaati yi taxaw naan duñu dugg ñaari oto yi topp côté bi nit ñi dañ leen fël romb leen dem seen yoon. Et j'espère pour vous aussi, monsieur le ministre, vous avez saisi le message de monsieur Thomas. di gërëm Marème Faye parce que ñun ñëpp bu ñu demee ba Macky óolu ñu nommé ñu c'est grâce à Marème. Marème Faye mos nañu waxtaan un jour mu ne ma man je vis pour mon mari. xam nga foofu ma vraiment fa la dab dëkk ba quoi man damay dund pour sama jëkkër. mais loolu dafa extraordinaire pour yow. na nga tudd. Marème ah yow kon moom yow yaay vrai ah moom mooy soxna sëñ ah yow kay yow waxuma la dara waaye mi ngi mel ni Macky Sall moo ma seet si. xam nga ni première dame booy woo appel vidéo fekk ko muy dogg di julli ci koor gi xam nga di kii yow est-ce que xam nga ni man sax dama astafurlah waaye dama bëgg a doon deuxième dame. deuxième dame góor jigéen ngay doon. soyez sérieux waaye. L'avenir du pays. L'avenir du pays. Ne se fera jamais sans lui. Ne se fera jamais sans lui. ku mel ne Idrissa Seck di wax ne ces vieillards qui ne sont sages que par la longueur de leur course, la largeur de leur grand boubou et la blancheur de leurs cheveux ne sont en réalité que des adeptes de Satan. Idi ah ku neex fana moom man dama ko ñemewul. Non dama ko ñemewul. Pourquoi? man xawma suñu première législature la xawma 2001 la woon xawma 2007. daje nañoo ak Idrissa Seck à l'Assemblée nationale. ñu ubbi session bi. ñu commencé di appeler par ordre alphabétique les députés. am ñu wax benn député bu ñu woo mu sant Mbacké xam nga lu député bi wax. député bi ni Mbacké. mais Idrissa Seck moo ni ko fii Mbacké amu fi. répond présent. si su dul dëgg. nañ ma wax du dëgg. La désignation de l'autorité militaire sénégalaise insistez waay occupera également la composante police de la mission multidimension au Mali municipal. Talla Sylla jógal nga jox logo sa mag. Karim Wade mooy sunu candidat ba fii nu toll te su neexee yàlla dana ñëw dana campagne pour que PDS delluwaat au pouvoir. Karim Wade est aujourd'hui plus que jamais candidat à l'élection présidentielle. Il viendra, il y aura d'autres recours. Karim Wade temps yi Macky Sall bëggul mu doon candidat. 2012 ba tey loolu lay xeex pour Karim du doon candidat. Macky Sall a peur d'aller aux élections avec le président Karim Wade. Mais sachez que à chaque chose son temps. Nous sommes en train de nous préparer pour accueillir Karim au Sénégal. Karim nañu bëgg mu nekk président de la République du Sénégal. dañ ñëpp def seen xel rek di Karim dina ñëw. Vous avez vu les karimistes? Le peuple réclame le retour de Karim Meïssa Wade. Nous voulons le retour de Karim Wade immédiatement, sans exception ni condition.
Karim dina ñëw dina ànd ak papaam dina ànd ak yaayam dina ànd ak ay doomam dina ànd ak jabaram dina ànd ak ay droit de lobbyiste dina ànd ak ay journaliste dina ànd ak ay lobbyiste dina ànd ak ay kilifa yu bari. ay gàngoor ak ay xaritam yoo xam ni dañuy jógee Afrique ñiy jógee Europe ñiy jógee day ñëw. dama am Ebola. jam jam dama am Ebola. dama am Ebola. yow kay ma sante nga de. bàyyi leen ma dama am Ebola. dama am Ebola bàyyi leen ma dama am Ebola. Macky Sall 2 554 605. Voici Demba Kandji. Il arrive de Dakar. Ce haut magistrat de 62 ans a fait plus de 4000 km simplement pour un bilan de santé. Parce qu'il y avait un air quand même de mélancolie qui a flotté sur le pays au lendemain de la victoire de Macky Sall. Il faut dire les choses comme elles sont. Parce qu'il s'est passé même quelque chose de bizarre. On n'a pas fêté la victoire de Macky Sall, mais on a fêté la défaite des Lions. Ta propre victoire fêtée Woko, mais tu fêtes la défaite. Bon, ce qui veut dire que donc les élections là, ça, sont une source de questionnement, bizarrerie. xam nga damay wax ne sénégalais yi ni tax tey ñu mel ni dañ nekk ci dëj vraiment même ñoom nekkuñu à l'aise parce que en réalité ñal yaa nekk ci dëj te yàlla nga nekk ci dëj ñun nekkuñu ci dëj amin. Merci docteur. Pour ce check-up personnalisé, Monsieur Kandji a dû débourser environ 1000 €. Une somme importante qui ne représente qu'une petite partie des frais engagés pour ce voyage. Dakar mooy ville bi gën a salte ci monde bi man ba ma wàccee aéroport bi air bi ma njëkk a noyyi musiba la non mais wallahi laasim c'est-à-dire dama gëjoon noyyi air bi dama ko noyyi rek ni oho. ñaata at ñëw fi non ça fait un peu plus de 2 ans quand même. yonent bi waxoon na ne ni yàlla na yàlla yërëm waajoo xam ne dafa xam boppam meemale boppam. man xam naa sama bopp. réew mi du lu ñuy laaj lu ñuy joxe la. te ki koy joxe France la te ku mu ko joxul doo ko am te joxuñ ma ko. dégg naa ñu ne dañuy dem ci conseil constitutionnel pour laaj ko di ko ndax mën nañoo wote ay récépissé ay carte joni joni ay vite fait ay carte scolaire ay carte ay permis ay passeport ay carte ndaga Ndiaye Aliou Seynabou. Sénégal am na ay kilifa yoo xam dañuy tux yàmba laa wax ñenn ñi sax dañ koy jaay waaw du jeex li nga wax foo ko teg honorable mais sama xam-xam la bu doon maa yor chefu police danaa la wax li ma wax. man soxlawuma convocation suñ nee ma tey su ma génnee sa studio bi ñëwal ma dem police tout de suite parce que maa ci gën a gaaw li ñu bëgg a xam mooy ndax dañ ko santaane ak lan lañ ci doon mais nañ ma woo laaj ma ko. tey maag Ablaye Ndour bu ñu toogoon mbaa ñu farak keneen billahi wallahi wa taala Yoff Macky Sall daf koy ñàkk. Moustapha Cissé dama yaakaar daa ka takkay nii wala wérut parce que man bu wéree dama jaaxal parce que motagul une semaine maanaam ñoo toog di waxtaan mu ne ñu buñ kenn saaga suñu biir nañ def wax jàmm mu dem ba toog et puis il est dafa day dof sa xol dofut. Birima yaa ngi may gis ma lay gis boo yekkee musiba Moustapha Cissé Lo danaa la toroxal man Pablo soo ko defee dootoo ko def dama bëgg nga régler te yaru te xam ne réewande amul njëriñ yow yaay kan. Cissé Lo du ñu ko def face dañu koy taxañ benn taxañ la ñu koy taxañ sànni ko fële ñun nag bu ñu neexee nekk kilifa bu ñu neexee nekk bandi ah mooy dëgg de ñun bu ñu neexee dundal bu ñu neexee rey suñuy maam bàyyi woon nañ ko fi te dinañ ko jëlaat te man commencé naa ceddo gi sax barke démb laa ko commencé ceddo gi man def naa sax léegi li may julli ko mën a bëree ci na ceddo gi laa jël ba keroog ma koy tëral moom. kii du Baye Gueye. loolu la tey yu xamee ma la woon sax gën naa la gis de. foo ma xamee. yaa ngi gaaw a daanu ba tey. sama yaay daa yagay kooy de. da koo ragal nii. daa yagay kooy. mag itam nañuy ragal koo. bu wooyee day na yow yet. Ngoné Ndiaye maa ko jël muy xale. mu njëkk ci moom. fekk ci moom li ma war a fekk ci moom. gëm ko lool nag. yow jàngoo yow jongoo jong naa
jong jong naa waaw. kañ nga jong. yàgg na depuis ma nekk xale. bon kon jàngoo mais jong nga. waaw. la fa defal. kii mooy fasu jong neexutoo utal bandaas. ma ne yow yaay fasu jong neexuloo utal bandaas. dañ ciy waxtaan ci nit koo xam ne rek bon dafay jël ger comme ger baaxul dafay jël ger. courant plat lay wax de nañ ma jël si courant plat lay wax de. bu arrêté benn chauffeur rek comme ni ñu koy waxee waa ji jox ko 1000 francs mu dugal ci biir permis bi. après ñëw jox ko mu dem xale baa ngi ci oto bi di gis. mag ji daal di dugg paa bi tijji di xool di xool di xool ne ko la moo tax ngay jël deuxième. kii jël pay est-ce que dalaa gën commencé asale booy bi yuuxu booy bi ne ko su ñëw moo rek mbéj ko tëj kay bi dégage. bi ko jàngale katam ne ko say note su baaxul bu subaa da ngay am problème. mu tiit dem ci nijaayam ne ko may ma 1000 francs nijaay ji may ko 1000 francs xale bi ñëw ci jàngalekat bi jël 1000 francs bi rof ko ci kay bi ñëw jox ko. mag ji génn rek xool rakk ji rek jooy rakk ji ne ko looy jooy mu ne ko duggal yow mi jël avant daara duggal. bu mu duggee ci biir paa bi di koy di xool di xool di xool di xool di xool di xool ba mu yàgg ne ko abal ma big paa bi abal ko big mu signé nice tëj kay bi jox ko mu dem. mu ubbi gis 1000 francs yi mu ne ko lan la mu ne ko non dama gis sama papa su nit defaan lu jaaduwul bu lay corriger da ngay dugal 1000 francs ci biir kii bi jox la ko. xale bi ni papa ji jàngale rek la koy jàngal. bu mu génnee gars yi commencé yuuxu lan la loo def paa bi mu ne da ngeen fàtte sama papa ancien policier la si biir kay bi dama fa roof 1000. amoo contrat lu ko gën a pur contrat mosuma ko téye sama loxo boobu mooy sama premier contrat. bu may jóge 2STV xam nañ ni BMTV laay dem FM Sénégal. mooy bi ma moom am naa ci droit xanaa. man ci société bi laa bokk. damaa war a animer émission bi. kon kay daa nekk TFM di fa animer. dama koy wax cat ba cat ku ma ne gaaxat lii dama lay tontu saa moom bu yeboon na ko ñëpp xam quoi nekkatuma si logique yooyu quoi. souvent damay wax lu ma nit di defal safaan bi yëpp du ma ko sax bëgg jàpp sama xel. wàcc loo ma alxuraan ñetti yoon. ah bon waaw. mën naa wax ni wàcc naa alxuraan ñaari yoon. yow mi. bad booy bu nga xam ne wàcc nga alxuraan ñetti yoon. fay nañ la xaalis bi yëpp. oui mais lii ngay wax Pape Ngagne. monsieur le ministre. bul tax ma wax sama diggante ak yow ak yàlla. mais waxal maa ngi lay déglu. ah déet waxal sa diggante yow ak man ak yàlla nga ne dañ maa fay. ñaata indemnisé wuñ leen. ñaata lañ yow ak Moustapha Cissé Lo bul ma wax ñaata la ñu fay ak ñaata lañ fayul fay nañ la wala fayuñu la loolu laa wax waxal sa diggante man ak yow ak yàlla monsieur le ministre. da nga koy wax boobu ba léegi ne daax nañ la assemblée nationale mais loolu bu fekkente ni am na nangul ni indemnisé nañ la aussi. loolu féete bor bu fekkee amul nga ni amul askan wi ñu ngi lay déglu. indemnisé nañ ma en partie. na dem ci benn télévision ñu teg kaamil mu waat ni Macky Sall jox ko xaalis. maa ngi téye téere alxuraan bi di waat ci sunu borom di waat ci alxuraan ne lii ñu may tuumaal ne dama jot xaalis bu jógee ci Timis Corporation dugg ci société bu ñuy wax Agritrans ne mosula am du dollar bu gën a ndaw waxuma la nag $250,000. maa ngi koy dogg ci kaamil alquran bi billahi wallahi watallaahi darajey laa ilaha illallah muhammadu rasulullahi alquran génn na ci sama pooju càmmooy ku jullit rek waroo jël say loxo teg ko ci alquran ci loo xam ne du dëgg billahi allazi laa ilaha illa huwa alquran moo génn ci sama pooj bii. bul ma indi Selbé Ndom Selbé Ndom n'est pas une référence en aucun cas elle n'est pas une référence elle ne le fera jamais doo ma indil ay diriyanke le ma yaa moom nag du ma ko def ma soo baay daaw tonton ndokki di diriyanke ni soo maam ni yéen a ko crème je vais pas faire ça c'est un manque de respect Ndiaye Bass livre bi li mu wone ñoom la alxuraan di wax masalul ladina humilu tawrat moi ce que je dis je l'assume ñooñu ay mbaam lañu yu ñu sëf ay livre kon mbaam yu ñu sëf ay livre yi nañ leen mais fii ci salle bi xam nañu ku fi téye livre ak ku fi téyewul livre والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا جلاها وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو الحي العظيم amiin. dee metti na mais yàlla nag lu mu dogal ci jaam kenn mënu ci dara ndax dañ ne kullu xatin saay xatin nafsi. am ay dog ay Fatiha ay salaat ala nabi salaat ala Fatiha ñoo xam.
laylatul qadri xayrun min alfi shahr tanazzalu malaikatu ruuha bi izni rabbihim min kulli amrin salaamun hattaa matla'il fajri. رب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Fatiha. Fatiha ñetti xaaj rek la wala ñaari baat ñetti xaaj yi mooy alhamdulillahi rabbil alamin ab xaaj la iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin ab xaaj la ihdina siraatal mustaqiim mooy troisième xaaj bi. su ma ko doon firil ñaari baat la mooy baat bu njëkk bi mooy yàlla yow rek kay yàlla mooy baat bu njëkk bi bu ñaaral bi ginnaaw yow rek kay yàlla nag teg ma ci yoonu njub mu jeex tàkk. merci beaucoup ale naka saa kii borom sikki ñu Père Noël nu mu toll ci kii waay Bakoti Oustaz Aliou Sall. Aliou Sall. gis nga xar kanamu góor. waaw yàlla mi ci poche sikkim. waaw yëg na noonu rafet la. ah wa yow Oustaz nag Oustaz nag ma reetaan loo. déet sama sikkim bi daa taaruwul ñi seetaan xam nañ ne taaru na waaw. ñooñu ñëpp tey Oustaz bu ñu déggee ñu lay woowee Père Noël est-ce que yow amoo warugal tamit leeral ñooñu maanaam jox leen message bi war. léegi lu may wax ne leen du ma Père Noël laa leen di wax. loolu du xikma. sikkim bi moom Oustaz xanaa léeg-léeg sax nga jemp ko mu xaw a wàññeeku tuuti. su ma defee nii. mu des. ma defaat nii li des fii mën naa koo jemp. waaw. xam nga ku mel ni Oustaz Alioune Sall. ak lu mën a yow xëy na jàngalu la yow. ñun dañu am cofeel ci moom. cofeel gi déglu ñun ñoo am na cofeel ci moom mais ma yeggali yaa ngi may dagg rek. may am naa cofeel ci moom. waaw dégg nga mais bàyyil di ko wax Père Noël. dama ne parce que kilifa diine la da nga ko war a respecté ñu koy déglu. kilifa diine mais saa yooyu wax naan Père Noël amul sens ak xam-xam. mënata day gendarmerie ñoo koy def ak alkaati waa daara ji dañoo jatank xale ya wala dañ leen a jëng mooy fexe ba takkale tànk bi ak tànk biir ndax taalibe bi du mën a daw. waaye loolu moom ba ma xamee daara ak léegi ba fii nu toog mi ngi woon ci daara. jéng ba léegi ba tey ci ngoon ay téeméeri daara ñi ngi jéng seeni ndongo Sénégal gii te xam nañ ko ñoom signalé nañ leen ko te demuñu jàppi ñooñu di leen jéng xale ya fa nekk pourquoi ñu bàyyi ba période bii nii ñu dem ciblé benn sëñ daara pour jàpp ko. daara joo dem ay délinquant fa ne sa doom day të ñu ne la yóbbul daara ja ñun ñoo police yam àtte mais am na lu ko gën a garaaw yooyu itam mun taxa borom kër gu ne ci këram nga monate ko ci biir jabaram ak ay doomam yëpp ko ci oto yóbbu ko moom moo gën a garaaw monate gone jéng gone moo gën jéng mag fi jëf nañ ko fi nit ba taay. déclaration xalifa général des Tidianes contre góor jigéen yi mais loolu il faut que ñu wut coow lu ko fay ndax arrangé wu leen ñu continuer di ko coow mu jëm ko kenn xamul. léegi bu Bougazelli bi ñëw bi ñëwee am na lu mu wàññi ca coow loolu mais ba léegi teewul ñi nga xam ne ñoom coowal billet yeeg yooyu yitteelu leen waa daara ji leen góor jigéen lañ gis ne moo gën a bon ka ay faux billets coow loolu jeexul léegi Bougazelli jël nañ ko ne ko ràpp ci kaso bi ñëpp di ko coow ci àdduna bi. mais il faut que ñu dem seeti benn sëñ daara bu ñu luqati tëj ko ci kaso bi xam nañ ne li gën a sensible Sénégal bokk na ci mooy tëj sëriñ daara. góor jigéen ñi nañ leen utal loi bu dee loolu ngay wax dorog bii tudd nañ ko bërki démb faux billet ci la ñu toll. essence a ngi fi ak pétrole nañ wax ci kalaj ji njaalo gaa ngi ci dëkk bi ñuy may ay carte caga jigéen ñi di cagatu pour la. dama bàyyi xesal sama yaram bi def xasan mooy bokkatu toog benn alxamis ci guddi rek mel ni dañ ma ne xoolal sa pooj bi ma xool gis alxuraan ma tiit ci laa woo sama doom bi fekkoon mu tëdd ma ne ko yaasin mu ne naa ma ne ko kaay xool ka ñëwal mu ñëw taal lampe bi gën a leer ma ne ko xoolal mu daal di xool na ma yaay lii ay bind alxuraan la fi mu nekk nag duma koy mën di woon góor ndax ci sama pooj la nekk ci càmmooy bi te loolu awra la waaye bu du woon loolu dama naan fan mu sumeeku ñu ran kenn ku nekk mu ñëw gis ko. awra bu farata amul day tëdd noppalu
sëy itam du heure bu ne du waxtu wu ne du minute bu ne du seconde bu ne donte nekk sab tool la tool na xanaa léeg-léeg ñu bàyyi ba mu yàgg ñu ne mbay ma jeex na. li alquran ne bu ndox muy génn ci góor gi ak jigéen ji min maa in daafiqin la yaxruju min bayni sulbi wa taraibi suy génn force bi muy àndal doo ko mën a résister yow góor gi ndaw si du ko attan mooy waral waxantu wax yooyu ngeen di wax nag di ko saalit du bàkkaar boo ko saagaat du bàkkaar bu la saagaat du bàkkaar yorul bind. bari na koo gis kalpeem ay kàppota nga ci yorul jabar yorul tus daa bëgg di mooy ti ne bëggul ëmb am ca. moom nee na ko fekk kàppoot ci sa poosu jëkkër lu ci charia charia nee na yaa sopp. Iran déedéet Iran man maa ko ne saa yoo bëggee ñëw nga ñëw mu ne incha allah loolu ci man la des Iran moom ku disponible la ku baax la ku dëggu la. fi mu nekk dafa ruqe est-ce que Iran dina ñëw di xool affaire bi fi mu nekk. Iran taalibe la Iran taalibe la. d'accord naa ma toog Selbé toog mu laaj ma ne ko nag daganul bu dee ci charia yàlla ter yonent bi tere na ko naa ca yem. Selbé ñeme na maa saaga ndey su ko neexee saaga ma ndey. flirté ak sa jabar ci bëccëgu weeru koor defar koor la yokk koor la. ku woor am na leneen loo war te lu dul naan jaxasoo soxnaam ci bëccëg. bu ñu salaatoo sa soxna araam na la bu ñu salaatoo arrêté ni ngay arrêté lekk ngay arrêté sëy. ay bisu sax mu ngi ci am. non non bisu baaxul. dama ne. yoonu ci Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daf ñoo wax ñu bind ko ci hadis. nu mu daan yendoo ak soxnaam bëccëgu weeru koor. waaw dafa ne dafay nekk ak moom di flirté ak moom ci bépp façon. moom Amar Khalifa bu nee carrément génnee ci gémmiñam Yonent bi sallallahu alayhi wasallam da daan fóonanteeg soxnaam est-ce que kon du ñu ci dégg moom tam papaam da daan fóonanteeg soxnaam bëccëg koor. mais yow li nga bëgg a insinuer 2 mois d'absence ban 2 mois d'absence. non mais pendant 2 mois au moins dégguñu la gisuñu la. c'est quelque chose. mais loolu yow yaa ko wax et ça me déçoit. C'est un constat. C'est un franchement constat. je suis désolée. Et ce serait bien que tu répondes à ma question. Si c'est ça, on arrête l'émission. On arrête. Non mais tu vas rester. Non, tu vas rester. On arrête. Amna wala amul, c'est tout ce que je vais savoir avant de continuer. Je suis désolée, Sol. Tu es désolé. Donc si j'ai bien compris, tu quittes l'émission. dama mer pour yar leen. du bañ. jaay doole yow loo def ba pare nga ne woyal doole. du bañ. maa bañ. pourtant ngeen xam lu ma def. Souleymane Faye. ñu dem. delloo ko njukkal. Ahmed loo ci doon rek. baax na. yow bàyyi nga ma war a wax samay doom moo ñëw yow maase. man journaliste la nekkuñu ca kër ga nekkuñu sa kër nekkuñu sama kër. nekkuñu ci plateau di naan ataaya. bismillah. dañu toog ci plateau jàkkaarloog Sénégalais yi tu n'es pas mon père Ahmed Khalifa Niass laa lay wax. waaye jur naa ñu toll ni yow. voilà beneen point boobu noonu waxtaan nañ ci lu ëpp ñetti at ci ginnaaw ba ñu génne budget bu toll ci 12 milliards su ma juumee que ni benn xaalis bi dañ ko war a jagleel ñu dëkk foofu. man ak yow non ma ne man ak yow ñooy débat. nee nga après yow ba si tard. non c'est bon. kon il y a 2 invités. Il y a un seul man ak Sarr la woon benn. yow kese la léegi il y a 3 invités aujourd'hui. yow kese la non mais mu ne il faut courage dans la vie. Pape Diouf la moom moomu rek nekkoon jiital olympique bu Marseille mu nekk tiis woo xamante ni tiis wu mag la ci axlu lamb. Mais d'abord, Hissène Habré a regagné son domicile en banlieue de Dakar. Il est dès lors fort compréhensible qu'à l'occasion du Mawlid, la ville sainte de Touba. waa ji ngay génnal Bakor da lay ëmbal de. man génnuma kenn. mais les Sénégalais veulent comprendre. ah oui waaw yow am nga télévision. da am nga télévision fii nan nga def ba am ko. loolu ñu jox la ko waxal. su foog nga ne su ma defuloon comme duñu ma jox lu nekk. dama ko deful. waaw asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. maanaam seen numéro bi ngeen affiche sax da ngeen cee juum booba tey ñi ci du mën dugg 11 22 ngeen daa def tey da ngeen def 11 22 du jàll. waaw 11 22 nga def koy wax nga dëgg am. 11 22 la léegi nag. Cet après-midi, après mon passage, on m'a annoncé un accident derrière nous. Mais je vous rassure, ce n'est pas le cortège du président de la République qui était en jeu. Malheureusement, un véhicule de gendarme a fait un accident très très difficile où nous avons décompté 4 gendarmes décédés.
Écoutons Mamadou Moutban, coordonnateur de la coalition Jubbanti Sénégal. Il est avec Diabité. Notre rencontre pour essayer d'expliciter, d'entrer dans le fond des choses. Donc pour le moment ils m'ont libéré. Et rek billaay kii tojul fenn ñu may ko buzz nii. Donc xoolal micro Walf rek a fi nekk. allo. allo Mati. oui. waaw Mati kii yow la yow yaa toog di xastata diggante yaa ne rëj rëj jaaral fii. waaw man la de. billaay jigéen ñi na ñàkk jom nag. ki may bañ a tudd nekk scénariste. waaw maîtresse d'un homme marié. waaw Calista Sy. moo ma tooñ daf may tëkku te duma moroomam. te amul fenn fu mu teg di def benn messagerie Facebook sa bés a ngi ñëw te yàggatul fu mu teg loolu. kii may borom ku ma neex laa koy jox. sama lii maa ko moom ku ma neex laa koy jox loolu rafet. Suratu Yuusuf boo demee ma nga naan jabari buur bi dafa ne tëj leen bunt yi ñëw wuññeeku ne wax yonente yàlla Yuusuf ne ko affaire baa ngi jox naa la ko. su fekkee ne loolu mi ngi ci alxuraan lu niru loolu ñu wax ko ci benn scénario ñu joué ko dañuy war a xam ndax luñ sos la wala luñ sosul la. Cheikh ay taatu ñëpp gis laa lay wax. Cette liberté que Marème a, je ne l'ai jamais eue. Et quand j'ai porté son rôle, ça a été difficile d'incarner d'abord Marème, mais après le vivre dans la rue, quand les gens ne font pas la différence entre Marème et Halima, ça m'a vraiment fait mal. li nga yàlla dafa jël doomu aadama ñaw ko ñawin woo xam ne neex na yàlla nañ xam ne société bii mënta mel lu neexul yàlla. ñu bàyyi nit ñi marge liberté bi leen yàlla may. yéen ñiy wax nag ci commentaire yi naan ma bul fi yee fitna yëfu na fekk la. kan moo yee fitna kii menacé wala kii ñu menacé. boo ngaa woo Pape Mayel ba suñu nopp yi kii wayaan nga fi ñoom Malick Gakou bàyyi woo kenn Lamine da ngay wayaan. da nga ñëw pour xas ma yow. xasuma la dama lay laaj. xam nga man bu fekkee da nga ñëw pour xas ma man maa la gën a ñaaw làmmiñ fukki junni yoon ak juróom. du question benn ñaaw may ma tey may ma tuuti rek ma wax la. dama la respecté trop trop. c'est réciproque man tamit dama la respecté. mais sama liggéey laay def. baat boobu nga wax dafa diis trop rectifié ko ku yàlla bind Lamine Samba du la tàllal loxo. billahi wallahi wa taalaahi barki Seydina Muhammad. maa ngi waat ci alxuraan barki salaatu Fatiha. rus naa sax taxaw di jaay ci jaxate xar. dama lay expliquer. waaw kër gi ma dëkk tey. moom ko di ko sante yàlla si loxo Sidi Jaxate la jaar. parce que moo ma boole ak ki ma ko jox. yaa ngi dégg baax na ma. kii du dëkk ñu may ma ko. lu tax yéen mënu leen di jënd kër mais may rek. ngeen il faut déglu waaye dama defi ni ñun. képp koo xamante ni dama la mës a wax ni jox ma xaalis mu tudd la wala mu tudd la ba pare nga jox ma xaalis kaay toog nga weer ma ni géej bés boobu je démissionne. Abdou Diouf bi nga xamee ne gagné nañ ko dafa amoon benn posture claire et constante maa ngi seetaan sax benn émission TV5 journaliste français bi invité ko avec insistance pour mu wax waxi Sénégal boobu Ablaye Wade moo fi toogoon mu ne ko vous avez le droit de me poser cette question mais moi j'ai le droit de ne pas y répondre. Vous avez le droit de poser la question, j'ai le droit de ne pas y répondre. J'ai pris la décision de ne jamais parler de politique de mon pays, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Quand j'ai quitté le pouvoir en 2000, j'ai dit que jamais je ne m'exprimerai sur les problèmes sénégalais et je ne m'exprimerai pas sur les problèmes sénégalais. Abdou Diouf mosoo koy dégg mu wax waxi Sénégal. Même pendant les grandes manifestations yi fi amoon 21 juin. ba monde bi yëpp di def wax waxi Sénégal la une de toutes les télévisions. interrogé nañ ko mais daf ne du ci wax tey du ci wax suba nee na moom xam nga li mu ci tegoon je prie pour mon pays. Vous avez toujours cet attachement, cette foi pour lui. Vous y pensez toujours, Monsieur le Président? Je prie pour mon pays. léegi nag pourquoi mënul yem ci prier pour son pays léegi nag il vient parrainer un dialogue. et encore xaw ma sax dana nangoom déet ah. yow yaa ko wax xaw ma nag am déet ñu ne bés booy jóg ci rendez-vous yu mag yi dafa am nooy jógee waaw ñaata kilo nga wax. Aïssatou Diouf Fall dafa ñëwoon sama kër laaj ma ne ko fi ma toog nii ak yow 5 kilos rek laa jël. 5 kilos lan. 5 kilos gaa laaj. comme yow jigéen nga tey danga may seet si. mais nag man. 5 kilos wala 6 rek 5 kilos wala 6 rek.
CNG gàllaay da leen jàpp ndaxte gàllaay da leen ci bàyyi. nañ taal télé bi ngay xool lamb ji ci laa gis ni ma mel quoi man moom kon ndeke man ñi laa mel ci lamb ji quoi lii laa ci am ma xëy suba 2 jours lañ ci teg affaire bi attaqué ma quoi xëy sama tànk yi neew yi comprendre ma mënatuma ko teg ci suuf ci laa jóg fee ci lal bi mbëkk armoire bi 6 bata bi xam nga dafa am seetu bi toj daw du biteel dugg fii quoi deret ji commencé xel. bi ngay ñëw fii ñaata kilo nga jël. du moins fii ma toog maa ngi 15 kilos wala 10 au maximum. su ma tiimee micro damay lox du ma am fit way boo ma yëgalee programme ma nelaw ba heure ba passé man oo naa sama bay tàggatoo li doon génn sama biir bi xaw ma lu mu doon. booy ñëw RTS kilo yii nga. dama la ne sama kër bu may tëdd bu ma wàccee ba summeeku am naa lu may sol loo xam ni moom laay fanaanoo am naa lu may takk su may tëdd ci sama lal. moom nu mu la ko waxee woon. day na nga ko rey. saraxe ko. def ko mais na ko rey fi biir kër gi. kër gi ngay ngeen laa koy reyee. def sarax bi maanaam saraxe ko. ok jour boobu moo ko defee. ban dee pamare ba ñu bës àll yaayam bi. suñu xaw ma arbre de discussion damm. jour boobu moom arbre de discussion oto bi damm. ok si àll bi ci jour bi nga defee sarax ci jour bi ma defee sarax bi laa commencé am tolof. na nit ñi yeew bu baax man du ma doon góor gu ne lëng yor sama sikkim dem fekk jigéen koo xam ne day gis règle yenn saa yi sax du set may ñëw di la sëggal naa laan jébal naa la sama bopp àdduna ak ilaaxira yëfi dof la. ñaari jigéen suñu sawee may la kii ab jànq la wala kii du jànq man maa ko wax su fekkente ne ab jànq la saw ma day bënn day percer suuf si dina dem ay 10 centimètres de profondeur su fekkee ak kuur mus na faa jaar nag suy kii day rogalaat di jaar ci tànk yi ak di kii du bënn. jigéen bu raxas mu jëm nii day duggaat parce que ñaari pax yi dañu sësaloo xoolal day sotti xëcc jëm gannaaw waaye bu xëccee jëm kanam sobe si day dugg ci pax meneen ni su dee saw kese la nag jaru ko bu dee saw kese la kay jeex na day sotti rek def nii rek parce que du beneen pax mu nga ci gannaaw. soo mësaana dox ba gis jigéen ju la sàgganu wala dara yow mën nga koo tëdd opp sax weer ndax loolu nga gis di nga ko bëgg a deñ kumpa ba mujj da ngay dem sa maam di la woo naan la teeyal defal nangam nangam ak nangam pour génne ci sam xel waaye dina xam ne yow mii am na lu nga naan ko maam gis naa loo am karaw. lan na moo dara. ah non c'est pas que ndamuma dara nam na. la nga nam papa. ñaareel man kay nam. poos bi moo diisagul rek. léeg-léeg gis nga ñaareel. dana jóge fu dul ci sa soxna. mais da ngay gis ku nga xamee ni soo ko takkulee. dana metti trop ci moom. nga takk ko moo gën a woyof ci yow gën a woyof ci moom dana jóge foofu. kon daal fu mel noonu. moom ngay gis de ku ñoo nga xamee ne bu ñu takk ñaareel daañu tàggu seen première épouse xamal que ni que wutal lu ma la wujj. rakk laa lay wutal. il faut fêter la femme donc ça veut tout dire quoi la femme mooy sa yaay. mooy sa jabar mooy sa doom bu jigéen mooy sa sœur mooy biir ëmb aussi donc bésu mag la quoi. su ma doon wutaat soxna danaa ko takkaat. ah lu tax. waaw parce que nit ku baax ku ko am téye ko. ñaata soxna nga am. Ismaïl maa ngi ak ñett ak ku màggat. man ñu nekk rëbës ñëpp fa ma nekkee foofu sa biir. liir naa lu bari loo xam ne dafa nuru ak li ma ko gisee exagération yokk biir chambre ba amul lu ëpp entre 90-80 maximum quand c'est très chargé su bari 100-110. yow boo toogee kii day toog sa biir yow nga toog ci biiru kenn keneen toog ci biir bi ba mu sës bu ngeen sësee ñu sësale waat leen encore beneen rangé. munoo def nii munoo def nii munoo def nii munoo def nii. néeg bi fees ba nit yi di tëdd ci buntu douche da ngay gis ay détenus yoo xam ne ñaari weer ñetti weer musuñu tëdd. amul ay rat amul ay mbóot amul ay kafaar. police centrale y a plus de kaña que de policiers biir police centrale y a plus de kaña que de policiers. c'est violon mooy lan fi ñu leen di tëj. violon mooy gris bi ñu dugal nit ñi. c'est inhumain c'est dégradant c'est humiliant à la limite. nit ñi mën nañu sangu benn yoon ñaari yoon ñett yoon même si bis bi. pour sangu da ngay dem jël bidon rang root boo ko rootee un moment d'inattention keneen jël sa bidon dem sangoo. xam nga lan la booy doxantoo rëbës
nit yi di ngeen xàmmee seen nekk ci seen xet. te foofu gars yi ils sont tellement impolis boo fa xeexee tu risques l'isolement gis nga isolement bi boo fa defee 2 jours da ngay gumba. li ñu wax dañ ko exagérer il faut ñu wax la am. donc da ngay promettre téléspectateurs yi li ñuy woowee un moment de vérité ce soir. waaw vous le jurez. je le jure. dama am lu ma metti par rapport ak Thione Seck ak Wally Seck. l'affaire Guincheus bu ci Wally Seck waxul woon dinaa ko bàyyi mu wax 50 ans duma ko sax wuyu mais Wally moo ko tontu ci benn émission. depuis que mu nekk Wally Seck Papa Thione moo doon signé samay contrat mooy négocier mais Guincheus mu ñëwee sama papa la waxal lu ñuy tënk mook sama papa ñoom ñaar la léegi Guincheus bu amee problème ak sama papa vraiment man kay sew ma avance na ma ko tontoo aussi d'accord ma ci parce que man soo amee ak Wally problème am nga ak man problème. benn coup mortel lañ ma doon teg yàlla sauvé ma mais dañ ma doon rey j'étais à l'abri jéggi naa tali bi ba pare man dama jékki-jékki rek yeewu au bord d'un véhicule bu benn waay doon dawal benn femme nekk à côté ñu may dëfal le gars moom xam na ma ndax mi ngi jaar sama tour Guincheus Massa j'étais man dama nekkoon ci ay gént laa nekkoon. wallahi wal azim dama foogoon ni damay génn. xool naa sama tiset bi deret yi sama gémmiñ gi ndekete sama mâchoire bi damm nañ ko gis ngeen ouverture bi ngeen doon gis nii tamit ci image yi gars yi gis parce que li ngeen gis ci image c'était encore beaucoup plus terrible et terrifiant même li ma dund. j'ai reçu un coup mortel. bato Joola une semaine avant muy këpp dañu indi ay féticheurs jour boobu man maa nekkoon second maître man maa monté woon ci gaal gi am ku ma woo ci gaal gi suñu kilifa yi ne ma Birama am na ñuy ñëw pour ñaan ci gaal gi ñaan musulman laa dama foogoon ñëw pour ñaan dañuy ñëw wàcce kaamil wala dañuy def ci guddi ñu ne ma waaw mu ne bu ñu ñëwee nga woo ma jékki-jékki rek gis ay nit ñëw wàcc ci oto ñenn ñaa ngi mandi yore ay deret ay sàngara ay yu kenn xamul ma ñëw woo kilifa gi ma ne ko ñëw nañu ma gis kilifa gi woo téye téléphone am di wax ñu bàyyi féticheurs yi dugg di tuur deret di tuur sàngara di takk ay jël ay ndaa am ay affaire yu ñu ci def di ko teg ci côté yi ba fi ma defoon sama matériel plongé ñu ngi fa defoon benn ndaa def ci ay deret def ci ay kii te boobu du woon bon yoon du woon boobu rek man bi ma nekkee ci gaal gis naa ñetti yoon ñetteel bi si la gaal gi këpp. da ngaa gis kuñ suul te deewul am lu xew. waaw gis nga kuñ suul te deewul yow mi suul nit te deewul. waaw bari na fi. da nga ko dund. waaw bari na fi ñuy suul deewul man sama yaay ñu ko suuloon. ah te deewul. dafa xamoon rek xam bi yàgg ñu yóbbu ci bàmmeel yi commencé gas. nit ki mën na comment ay bés bi fi boo nokkeel tur rek ñu ne dee na. ah ñu yéexatul ñu suul bari na ñuy suul deewuñu de. sama doom bi am 12 ans dañ ko doon suul ndeke booy bi deewul. tuuti ñu suul ko. da yàkkamte suul trop. mais boo seetloo bàmmeel yi bu njëkk. xam nga dañ ko daan suul ak suuf nii. suuf rek nii. mais daan nañu suul ci suba sa ñu ñoo fekk bàmmeel bi xar. day nooyi xanaa. déedéet nit ki moo yëngu ci biir. problème bi avant moo am. dama waxtaan ak Souleymane waxtaan ak Ameth Niang waxtaan ak sama xarit bu ñu naan Fallou Gueye waxtaan aussi sama xarit sama doom bàjjen bu ñu naan Gouma Ngoné doom bàjjen Khady Seck moom ak bàjjen Khady Seck ak Papa Mapenda ma bëggoon jënd guro ak tàngal yaa may dégg. ñëw ba ci moom. jox ko xaalis bari na ko baal ma jéggal ma. li may waajee loolu ci laa ko gis mu def interview boobu. beruma ko moom moo jël yoonu boppam mais dommage pour lui nag parce que du ma gërëm ku ma defalul dara du ma gërëm koo xam ni liggéeyoo ba sama xol sedd si yow. am na yoo xam ne du ma ci dugg parce que ku yàq sa doom sa bopp nga yàq du rek. sama xol tooy na sama xol su ma koy wax sax damay kii comprendre nga sama papa la parce que sama xarit la Aba
yaa may dégg su ma sañoon du demee nii su ma sañoon du demee nii mukk ci àdduna sama xarit la et moom rek laa xam. li may wax dafa nekk dëgg. ay kilifa ci réew mi yoo xam ne mosuma leen dégg téléphone woo nañ ma baalal sa doom ji man leen sama doom ji kat man awma problème kenn mosula dégg nga wax te man ba léegi waxuma. En général les viols suñ ko doon gis sax lu ci ëpp surtout temps bu yàgg bi c'était en général dans les familles Toucouleur Halpulaar où on violait même plus les petites filles. Vous faites tout pour que nous vous violons. Et quand nous vous violons, nous allons en prison. Et vous qui avez tout fait pour qu'on vous viole, vous continuez à être libre. Même ci kër ga kañuy violé mooy que yàlla jox ay forme généreuse ba pare faral di sàggan. parfois nag nit ci li nga bëgg la la yàlla di nattu ci li nga xam ne loolu ngay liggéey la la yàlla di nattu donc ñuy jégalu askan bi may jox kàddu ki nga xam ne moom mooy Adja Astou mu baal. aw ma leneen lu ma def lu dul sukk jéggalu baalu sama mbokk yi nga xamante ne tey jii nii tooñ naa leen te tooñ boobu noonu du sama tayeef du sama coobare da ngay nekk ci plateau des fois nga am yooyu dund des fois mu am yooyu xew yoo xamante ne nga wax loo xamante ne bokkul ak li nga doon xalaat wala nga wax loo xamante ne tey jii nii dafa weesu ak li nga bëggoon wax ndaxte comme on dit nul n'est parfait. dégg-dégg moom mooy jafe wax aussi moom mooy jafe. waaye ala kulli xaal la cay dëgg mooy lor kenn taxuñu woon a jóg. gaañ kenn taxuñu woon a jóg. nañ taxewoon démb ak barki démb defar rek moom moo ñu tax a jóg. waaye ala kulli xaal. la nga xam ne moom lañ wax amul luñ cay jégalu dama naan bu fekkoon dañuy war a naan la sigu dañ koy naan ànd faatu. waaye loola dans le fond lañ wax nëbb ay cër suturaal sa bopp sàmm sa bopp loola wax dëgg yàlla amul dara luñ ciy dindi amul benn njëgal buñ cey def. mim réew Bamba mooy borom réew mi laa ne Bamba mooy borom mim réew Bamba ko moom mooy kii ko moom. réew mi Bamba moom ko réew mi formation yaa ko moom. non dëgg la institution wu Sénégal constitution yi république bi affaire formation rek la. nee na koo xam ne yow nag wax dëgg yàlla dem bu waate la gënal dem bëggee la gënal dem grand théâtre la gënal di bëggee di fecc di salarñiku wala nga nekk ci gem bi ñu naan la gem bi yaa ko moom bii gem yaay kii ko moom góor gi nee na koo xam ne yaa ngi bëgg a yegg ci yàlla bëgg a topp ci gem bi bokkoo ci gaa yi nga ne la bii gem yaa ko moom gem bi yaa ko moom kii ko moom. Chiare cabece fal king baba teew na e cabece doole ju bëri na xale yi tëri na jàmm ji jeex na. fii dafa am jigéen day am na droit jël kartam di cagatu ngeen baal ma ci baat bi police jàpp ko mu ne ko maa ngi nii dama légal police xool ne ko acca demal légal nga loolu réew moom Bamba ko moom dañuy waxante dëgg rek. Bamba sax jegewu ko sax Alaaji Maalik jegewu ko Baye Niass jegewu ko nee na ñun fi ñu échec mooy état du Sénégal république bi moom moo lijjantiwul diine lijjantiwul valeur lijjantiwul yooyu yëpp ñoom li ñuy fexe mooy ñoom naka la ñu mënee amee xaalis ci askan wi li ñuy fexe mooy ñoom naka la ñuy stable naka la ñuy def ba stable pour mën a doxal gérer nit ñi naka la police bi di mën a taxaw bu baax pour mën a oppressé am kattan bu bëree bëri ñoom loolu moo leen intérêt li rapport ba daan wax naan gouvernement su bëggul liggéey police bi lay yokk doole def ko xaju këram di ko bu wax muy songu néew di doole loolu kese moo am Sénégal. lu ñu koy tëjee mooy ñu leen di rassurer ñu xam ne redivision dootul am inchallah incha allahu rabbi ñu xam ne wiiri du ay première saison ay deuxième saison ay troisième saison dañ koy dóor mu daan ñu xëcc beneen mu ñëw ñu dóor ko mu daan. artistes yi nekk Thiès ils peuvent faire bien le guignol ils peuvent faire bien des choses mais nañ demaat def formation fii ñu yegg si ñoom tey su fekkoon ne def nañ yenn formation yi à l'école tey duñ tiit mais tey dem nañ ba dañu tiit parce que pièce bi ñu entamé s'il y avait une bonne formation ñoom dinañ ko yemale fam yem ah wiiri wiiri même je parle histoire boo koy nettali da nga koy yemale fam yem waaw maam ya sax nettali nañ ñu ko ah léeboon lippoon nii la doxe nii ba doxe tàbbi géej. wiiri wiiri ñu ni dafa war a jeex man loolu mënuma koo décider en tant que seetaankat parce que man du ma scénariste ay acteurs dafa nekk yoo xam ne li ñuy def xam nañ ko maîtriser nañ li ñuy def
scénariste bay bind ma ngi fay bind man xam nga la laa d'accord scénariste bi dem ba amatuma lu ma bind. Sénégalais nag ñun dañoo am benn habitude bëgguñu ko lu yàgg bëgguñu ko fi yàgg bëgguñu lu yàgg Sénégalais dafa bëgg lu bees Sénégalais dafa bëgg di changer même day baax mu ni nañu changer seen droit la. يتقدم إلى برشلونة ريال مدريد ممتازة من سيرجي في وسط الملعب مر مرتدة سريعة لبرشلونة خطيرة الديربي يتقدم إلى دييغو برنابيو على كريستيانو رونالدو وجاريث بيل سبق بالثلاثة للبارسا على اليسار فرصة للويزيتو سواريز وهذا جوميز يلعبها يتقدم إلى لوكا مودريتش توني كروز ضربة مرمى رونالدو على اليمين وتمريرة وكرة يا إلهي انتهي مبدأ سفرة في الجميل رونالدو يا إلهي سفرة هذا في مرمى جميلة يا إلهي ميسي لديكم لا خوف عليكم أبدا سفلة يعني هذا في مرمى يعني fi mu nekk nii Barcelone moo gën a Paris c'est très rare loolu nga gis Barcelone di perdre à 0 surtout ci style football bu mel ne que bu anglais yi nga xamee ni dañoo porté wu toujours vers l'offensive moo tax ma ni c'est presque difficile pour Liverpool avantage encore à Barcelone. Une certitude, Liverpool sera au rendez-vous après son incroyable match hier soir, Benoît. Regardez, je voulais vous montrer ces images du vestiaire de Liverpool juste après cette performance incroyable, cette nouvelle remontada face au Barça. Dans l'autre demi-finale Ajax moom avantage xam nga ko fekk ci dëkkam gañe ko boo ko di recevoir war na gën a yomb mais nag attention match la bu jafee gérer qualifié ba pare ci dëkku waaja di ka dalal te ci loolu xam nga anglais yi daañu joxe wu seen bopp ba mu jeex takk moo tax ma ni coupe d'Europe bi ren Barcelone daf ko war jëlaat parce que c'est encore la meilleure équipe d'Europe Barcelone daf ko war jëlaat moo ëpp doole Ajax. On connaît désormais l'affiche de la finale de la Ligue des Champions. Liverpool va finalement affronter Tottenham. Les Spurs qui se sont imposés hier face à l'Ajax, menés pourtant 2-0 à la mi-temps. Ils ont fait une remontée spectaculaire, score final 3-2. Incroyable résultat hier, incroyable finale aussi, 100% anglais.
sama gelu raba ma invité bii ci guddi ab lang may lang ak moom ba mu neex ba mu tëb ma lang ak moom ba mu tëb ba neex mu am lu rogalaat ma dog waaw loo xamul kañ lay jeex saa yoo ca tollee rek nay neex. nee nga ni nga war a mel. ana sa ndey gisoo ko. ankay. macha allah c'est ça looy xaar te jéeg pire nag balaa muy say dëgg day am karey poqatan te say karey poqatan dara ëmp ma ci. dëgg la bisu ma day ëpp kon. ay xama sa bopp nag. Golbert su ma xamoon kii tàngal sa taal dama def ni dañ def ci na xaw yow sama xarit may tafeet sama turki bi nii rek ay la yàlla yaa ma bëgg jàkkaarloog sama sëriñ mooy yéen billahi rus naa def yàlla mu neen sama kanamu sëriñ yow sa sëriñ bëgg dem loolu ngeen tey sa sëriñ boobu nga wax bëgg dem loolu ngeen tey le produit est là alhamdulilah daf ma wér ni damay dee. Ndar géejo jooy leen leen ma Papa Samba Diop sunu maam ja Ndar géejo jooy leen leen ma Papa Samba Diop sunu maam ja Ndar géejo jooy leen leen ma Papa Samba Diop sunu maam ja Papa Samba Diop sunu maam jëndaloon Ndar Géej jooy leen ma Papa Samba Diop sunu maam jëndaloon Ici repose Golbert Diagne Badara Diagne dit Golbert. Priez pour lui. Yokk naa ci leneen loo musul gis ci benn bàmmeel muy lan et pour les autres. kon ci noonu la commission bi taxawee. noonu la taxawee ba ma gisee Serigne Abdou kama ci teg mooy Serigne Saliou. muy ba ma ko gisee ba wax ak moom bésu àllarba. te du daawul recevoir bésu àllarba. li yàgg naa ko wax ci télévision yi ak ci rajo yi. kon daal yow da ngaa dem ci kër diine yëpp. dajale ci mboolem xalifa généraux yi gis naa leen. bi ñu ngi ko sosee Sud FM man Ahmed Iyane Thiam mii nekk ko fi ak Bouchra Dieye ñun ñett ñoo ko créé Sud FM dem ci imam Maodo Sylla mu ngi dund boobu Elimane Ndiaye Alaaji Moustapha Guèye ñu discuter ak ñoom pour ñu boole ko muy benn ñu ciy waxtaan ba yàlla def ñu juboo mu nekk benn sëriñ Abdoul Aziz Sy Dabakh joxe na ci ndigal sëriñ Mourtada joxe na ci ndigal ñu fexe ba xalifa yépp di am représentant réussir nañ ko 2 ans yoo xam ne bu ñuy séentu damay dem RTS damay séese man tey foofu damay séese ñuy séentu weer wi mais dañ dem ak yàgg politique dugg ci ak neexal ñii laa ànd ak ñi lay àndul ci mu yàqu. yow commission bi. dañoo toog ne la yow yaa koy jiite am da ngaa toog rek ne commission bi daal man maa ko dox man maay toog ci kanam. déedéet bi ma doxee lii lépp ba kenn ku nekk jox ma koo xam ne dana bokk ci mbooloo mi ma leen ñaan. muy commission ma ñëw daje si fii ci RTS. yal na yàlla yàgg baaxal RTS. fii salon bi ci bunt bi ma romb ko léegi fa lañ jëkk daje def réunion ba. sëñ Omar Tall mooy rëkku Thierno Mountaga moo topp ci moom rëkk ma ngi koy fekke keneen ki ku fekk mooy sëriñ Adama Kankan mooy ilimaanu ratib bu Kaolack ñoom ñaar ñu ànd ak man ñu réunion fii ak mboolem représentant sëriñ si ñu ne ma yaay jiitu ñu ne ma yaay jiitu neewoo leen maa koy jiite déedéet yàlla ñoo la tànn la yaay jiite yàlla xam na waaye xamoon naa ne danañ ko wax nag man ak Bouchra luñ ci waxul keneen ku ci wax xamoo ci dara dama lay waxul leer nit ñaa ngi yaakaar naan commission nationale fekk commission amatul représentant tarixa yi amatul dañoo créé ay nit rek teg leen foofu nit ñi di leen filmer ñu naan commission baa ngi ni fekk xamuñ ni mu demee yooyu mooy li ci làqatu aja pour ma wax la bu la famille Cheikh Oumarul Fouti xalifab Cheikh Oumarul Fouti
xalifaab sëñ Touba xalifaab Alaaji Malik xalifaab Baye Niass xalifaab Alaaji Abdoulaye Niass xalifaab Thierno Mamadou Seydou Gounass xalifaab Ablaye Thiaw Laye xalifaab Ceneba xalifaab Ndiassane ñii ñëpp ba xalifa généraux yëpp laa wax de ñii ñëpp bu ñu àndee ne li ngay def yow commission ca la ñu ànd bu keneen waxee wax dëgg yàlla war naa mën a wax waaye nag man damay jàpp ne réussir naa rek dina yàlla ji kenn du ci jaay maqaama dama la koy wax lu leer nañ nekki taalibe nañ nekki jullit day doon taalibe kan taalibe rasulullahi laa wax taalibe rasulullahi day woyof taalibe rasulullahi du rëy baaxul yonent bi def ni képp ku rëylu yàlla dina la jël xëcc la dugal la biir safara dafa danger jullit na islam bi kenn liggéeyu ci dara islam bi dafa pare dafa jeex ba pare ma doog a juddu keneen doog a juddu nga juddu rek nekk musulman nga juddu rek topp mais doo juddu créé ci sa yëfu bopp man dama libre ci li may def li ma fa nekk yëpp nekk naa fa nekkin bu jub bu rafet bi ñu arrêté roofo déggu leen ma kaas déggu leen ma yuuxu te pourtant léeg-léeg ñu laal émission jàmbur coow lu jóg nit xuloo na fa ak directeur de programme ba tey mais nag mënoon na ma wax motif bi ci xam-xam la ci ñàkk xam la ci médiocrité la. ma jóge de sa dem TFM dañuy dàq Lamine Samba. bien sûr. du mën a nekk ak man non déglu li ma lay wax man lu leer laa leer man du ma nekk fenn deuxième man fu ma dem may doon premier wala ma bàyyi. kenn du la mbég ci lex bi nga wëlbatiku jox ko beneen lex solennellement Bécaye fauteuil bii ma toog ci TFM ñëwul jël ko ndax ñu dàq ma dem noppalu ko ci. mbokku téléspectateurs yi ñu am mbégte lool ñu dellu siwaat ci TFM. télévision Futur Média nekk ci defaraat yeesalaat bu yees boo xamante ni nii lépp rek ngir bëgg yow mii di ma seetaan nga kontaan. 2S li ñu def ci làmb moom gëmatuma ni télévision dina ko fi 2S ci wàllu defar làmb ba may ko promotion ba làmb toll fi mu toll c'est la 2S TV ñi si des ñëpp danoo topp ndoo. arrête waay bàyyi di tromper. yow da ngaa ne doon nitu dara ku xas sa baay ku xas sa xalifa baay ku xas sa xalifa baay ku xas sa xalifa baay doo bàyyi keneen. doo xalifa baay jaamab yàlla li yaa ñàkk solo man jaamab yàlla yaa doy waar waay yemal ñu rof la ci gayet déet yow wallaay yaa boo war ma a yem wutul yaa war a yem boo ma wutul da nga xam ne Khalifa Niass moo ma yar boo ma wutul boo ma wutul da nga xam ne Khalifa Niass moo ma yar ci àdduna ak ngay dégg de yow da nga ñàkk solo jubóol ak say mag jubóol ak say bokk jubóol ak say rak jubóol ak say waa kër waay bii baaxul waay yow yaa ñàkk jom yaa ñàkk solo yow ko yaa mën a kàcc yow xam nga ne xalifa yi duñu kàcc de Mourchid Ahmed Ayane dama ne xalifa yi kàcc mu ne yow yaay kàcc kat bu mag bi yow rek yaa xam luy kàcc yow ko foog nga ne mooy kilifa yu mag yi fi ne nga taxaw xale su tuuti ñàkk jom di wër di taxawal di am Mourchid Ahmed Ayane may ma tuuti ma del siyaat man liñ tooñ la ñëw jégalu ci man yàlla rek lay jégalu astaghfirullah lay wax astaghfirullah al azim allati la ilaha illa huwa al hayyu al qayyum wa atubu ilayhi ku tooñay jégalu Taïb Socé tooñul kenn léegi nag jog dafa jot parce que yebal na ay bandi ñu ñëw sama kër pour jéem a agressé wala ñu agressé sama njaboot loolu nag maa ngi déclaré Sénégal yëpp laa koy wax islam nee na ma Taïb Socé défendral sa bopp te man dama bëgg bu ma dee nekk martyr. boobu ndóol yi ak ñàkk yaram ñu laa xam fu ko teg. yaa ma gën a yaradiku. non mais arrête yaa ma gën a ñàkk yar que ça soit là non il faut pas non il faut pas me dire que da nga ñàkk yar yaa ma gën a ñàkk yar. baal na gën si retire ton mot bi retire ton mot retire ñàkk yar jégalu ko retire le mot maa la ko ñaan retire le Boubacar maa la ko ñaan retire le mot Boubacar waaw mais dana ko ñaan dañ la ko ñaan il retire le mot sequma ak moom loolu waaw il retire le mot il retire le mot il s'excuse il retire le mot non jégalu rek ngeen def ba tu retires rien continue moo tax ma ne la yow yaa ma gën a yaradiku voilà yow mi ma ko wax yaa ma gën a yaradiku tu te prends pour qui toi du ma la may parce que El Hadj Diouf da xoolal El Hadj Diouf non yow moom mako yu yaayu makoy musin makoy mu yaay makoy makoy yu yaayu be weyti si makoy yu yaay makoy
Makoy musin, makoy muyay, makoy. Talatali, 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 talatali dem. Talatali, 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 talatali dem. sama vie privée. waaw bu fekkee ni. moom nga bëgg a dugg. lii du yegg damay dem. foo jëm demal. non attends ma wax la. non bàyyi la yow ma invité man soxla ma ñëw. waaw mais man maa la invité. mais ko xàmmee dama la xàmmee. man maa la non bu mu dugg sama vie privée. waaw nag saa non bu mu dugg sama vie privée. waaw lu mu la wax non xanaa kon yow Ngoné Ndiaye sa cuk la woon takkoo ko woon. ci farata yàlla nga ko def. mais tu arrêtes. waa garaawul tu arrêtes. waa garaawul. arrête waa c'est ma vie privée. waa Zaret. vous arrêtez c'est waa ma vie privée. soit ñu wax ci wàllu liggéey bi. ma toog mënu leen ko. ñu wax ci sama vie privée ma dem sama yoon. mais la prévention foofu lay commencer si li nga wax. dama ne ci tubaab boobu lay tekki avec le temps c'est que je peux pas répondre 1000 questions différentes à la fois. 3 questions ce n'est pas intelligent. Très bien dinaa tontu. Oui. Au moins je vais apprendre de l'intelligence que vous pourrez bien me servir. tey ma jàng Inch'Allah. Mais ma yëgal la leen man je suis journaliste. Donc je suis pas fermée et je suis ouverte aux critiques et à tout ce qui peut me permettre d'aller de l'avant. Ne me voyez pas ici en pensant que dama taxaw pour def de l'animation. Mais damay jàng ba pare doogay taxaw fii. Donc mënoo taxaw fii di ma décrédibiliser dinaa ma c'est inintelligent. Yow mi intelligent jàngal ma mais danga may jàngal ci kaw ay arguments. Je ne cherche même pas à dire simplement. Non, dama la bëgg a xamal yow tamit. Au moins que vous avez la diplomatie de m'écouter. Je parle. C'est moi qui ai l'invité, c'est pas toi. Ok? Tu poses la question. Ayez au moins la diplomatie d'écouter. Ouais, invité bu réglé wu ñu réglé ko. Le micro est là. Marie gouvernement ba léegi bon sur la question gouvernement ba léegi nga noonu Ablaye Wade yaa ngi suñu biir yaa ngi woon suñu biir bañ la génnee ba léegi nga def ñu noonu Marie Thérèse ma wax ba muy wax d'accord moom laa je regarde xulóoro bi nga fi nekk moo tax nga des fa ku mel ni yow rek mën a des foofu Penda je veux bien ma xasee ma xas ko d'accord Penda soo waxoon ni que diw kii mooy ñëw ak ñëw xam nga ni man am na yoo xam ne du ma bokk ak ñoom d'accord nañu ma bañ a saaga waaw ci plateau bi parce que buñ ma traité ay larbin man je suis fier d'être le larbin de Abdoulaye Wade pas pour longtemps robinet bi mu wax nii bu nañ ko fi génnee wala rek ñu waxante ko defante ko fii waaw d'accord malal et puis baal di wax ni ñi takki wuñu dara malal ñun duñu ay xaj duñu ay mbaam duñu ay fas on est des gens respectables dañu ci dëkk bi lañ nekk kenn xamewuñu yëfi ñàkk fayda tu ne peux pas traiter les gens de la sorte tu peux défendre ce que tu défends et dans le respect. ma dépassé doo koy yar doo morom. non malal s'il te plaît. malal loo ma mën a yar benn mën naa la ko yar fukk. loo ma mën a yar benn mën naa la ko yar fukk. malal s'il te plaît. non. il faut respecter les règles du jeu quand même. il faut qu'on parle dans le respect. gis nga moom mi toog moom bu mu demee France si benn xale bu jigéen. Basirou dama lay waxal sa yaay ba pare boo paree. Basirou pourtant li ma la mën a waxal. merci loolu dara amu ci da ngay jaay bandi rek. yow dama laajte foo juddoo yow noo juddoo yow. Basirou taxaw naan ma ci télé bu ma dee sama doom ndox. baara ko mën na ndox la ma dóor bëgg a dee. donc mais si connard la de Pastef kan ngeen mën a napp réew mi dina jëlee nii ah vous êtes des voyous. maître gis nga aussi. loolu amul parce que non bu ñu bëggee waxtaan aussi il faut qu'on se respecte. dama la déglu déedéet du ma ko nangu. dama la déglu nga wax non du ma ko nangu. doo ma dog mais yow aussi. doo ma dog dama la bàyyi nga wax li nga wax. mais il faut nga respecter nit ñi aussi. mais li nga wax dara taxawu ci dama la déglu. mais yow li nga wax aussi dara taxawu ci. d'accord naa. mais non yow yaa ma wax loolu ma wax. waxuma loolu. dama soulevé ni di sob di ko gaale di jógee fi dal fi jaxase mélange. non mais justement yooyu yëpp laay woon ko di ko. non ça c'est non boo commencé ne man dama contre Macky Sall ma ne la c'est parce que yow da nga parloo ba yàqu moo tax xamoo ku nekk à équidistance. war naa leen ne waxuloo dëgg ndax man Macky Sall dama ànd ak moom ba pare. di ko dëgg mais sunu différence mooy entre Mange Mil et quelqu'un qui n'est pas